tey seen émission Njur ak Njanaaw daf leen ñëwal fii ci Kaolack nag FICA moo fi xaw moom mooy foire internationale de Kaolack foire internationale de Kaolack dafa ibbil buntu ay éleveurs yan éleveurs muy éleveurs u Kaolack yi tey nag ñu dalal leen muy Younous Ba ak Mady Camara Younous Ba ñu ngi lay nuyu. Cheikh naa ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi fii ci cœur de ville ci foire internationale bi nga xam ne diggante chambre de commerce ak chambre de métier ñoo ñu ko baaxee ñoo ngi fii ci foire bi wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñu ngi gërëm Cheikh naa yéen it ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ci ñëw bi ngeen ñëw Kaolack pour dimbali ñu ci wane lii ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal ñu ngi leen di gërëm. Mady Camara ñu ngi lay nuyu. Cheikh ñu ngi lay nuyu di la sant di la remercier avant tout ci sa disponibilité parce que déjà ce n'était pas évident foire bi nag lii lu ñu sélectionné la ci biir suñu biir donc am na loo xam ne ci biir débat bi dana ci génn mais li may jiital rek moom mooy des remerciements vis-à-vis de des TV ak vis-à-vis du personnel disponible. mais tey ngeen organiser foire objectif bi lan la. bon organisation bi naam bon duñ gisee pour man dafa moyen parce que ci biir kuréel gi ma nekk man maa yore organisation mais suñ président dafa bokk comme secrétaire chambre de métier donc moom moo fexe ba lii taxaw te liñ ko taxawal motul objectivement 10 jours donc moom moo tax ci suñu yaakaar ak suñu bëgg-bëgg ne vitrine lañ woon waa Kaolack donc. mais tey objectif bi tey yéen en tant que éleveur lan ngeen di xaar ci laay ñëw. objectif bi moom mooy waa Kaolack xamuñu race bi ñenn ñoo ko fi am te dañoo bëgg mu tas comme ni mu mel Dakar nga xam ne daanaka 3/4 population bi yëpp xam nañ ko fii ba tey ñu ngi ci race locale te bii vraiment dafay améliorer race bi en même temps danañ ci am satisfaction morale ak aussi financière waaw ci sama gis-gis daal. mais tey Younous est-ce que gëm ngeen ni xar yi financièrement am na satisfaction. si Cheikh na ni ma la ko mën a waxee mooy ñun amical bi ma bokk muy RAMS foire ñun ci liñ ko gisee mooy suñ liggéeyee ci weer wi ba weer wi jëm déwén dañuy génne luñ liggéey ci at mi ne lii lañ liggéey fii lañ jógee fii lañ yegsi yaa ngi dégg wane ne produit yii nii lañ amoon daaw ren produit yii lañ am ci côté finance bi tey jii laadum mu ngi créer ay entreprise lu mel ni ferme Maxtum lu mel ni ferme Bayouf ñu ay entreprise lañ yoo xam ne dañuy jël ay nit di leen liggéeyloo di leen fay ay weer te loolu yëpp ci race laadum bi ci lañ koy liggéey tey ñi ngi jël ay employés lu yoo xam ne dina dem ci ay fukki nit ay ñaar fukki nit ba jëm juróom fukki nit te ñooñu ñëpp ci biir ferme bi la ñuy liggéey ñii ñooy yor jur gi ñii ñoom ñooy yor seen dund ñii ñooy yor seen wér-gu-yaram ba ci dañuy jël ay docteurs vétérinaires ñoom ñooy yor seen suivi léeg-léeg ñu am ay cas yoo xam ne ci xar yi dinañ am ay xar yoo xam ne ay symbole la ñuy doon ay xar yoo xam ne ay xar yu am valeur la ñuy doon mais dañu am problème mamite suñ amee problème mamite ci yoon
xar su demee ba mënatul nampal yoon mayatu ko mu jur mais léegi dem nañ ba trouver que ne xar su amee da ngay gis xar boo xam ne par exemple ween bi dafay dagg te xar bu am valeur la dañ koy fexe ba croiser ko ak xar yoo xam ne dana am ak ñoom doom suñ amandooyee doom ñu jël doom yooyu na adopteel ko yeneen yi ñu nampal ko ba dañ koy réussir déjà xar bële ne temps bi mu doon def pour yéex a tëbu ci nampal ak yooyu du ko ci fekkati def su deret ji deexee rek mun na tëbuwaat wala ñu boole ko wat yeneen ñu tëbu suñ ko amul mu xaar yaa ngi dégg dana jàpp ci benn xar ñaari xar ba juróomi xar yoo xam ne léeg-léeg ñuy am ci gétt yi te loolu à l'époque su amoon rek dañ koy rendi te loolu yëpp yàlla dimbale nañu ak entreprise yi nga xam ne xar yi léegi commencé nañ ko di doonatul ay société la ci ay dëkk di créer ay emploi yoo xam ne yu bari la comme Cheikh naa comme ni ma la ko waxee ci njëlbeenu wax bi maanaam daal lii ci domaine financier bi xar yi ñu ngi koy def léegi. est-ce que amélioration bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci xar. est-ce que mu ngi am ci biir laadum. dëgg la foofu Cheikh naa dinaa ci wax lu bari parce que laadum yaa 50 ans ci gannaaw am na paa yoo xam ne tey soo leen yëkkati woon wan leen xar fu mu àgg dañuy foog ne xar mu su fi àgg yaa ngi dégg parce que xar léegi 18 mois rek da nga am xar boo xam ne dana ëpp 100 kilos yaa ngi dégg ci 7 mois da nga am xar boo xam ne dana ëpp 60 kilos te si xari réew mi su nekkee xari réew mi su demee ba am at pour nga am ci 20 kilos yoo xam ne génn na ko sax da ngay doon jàmbaar wala da nga xont ba sonn mais ak xar yi nii bu ci am 8 mois 9 mois da nga romb 60 kilos am na xar yoo xam ne suñu demee ba am 1 an et demi jàpp 2 ans danañ dem ba 130 kilos wala 120 kilos te loolu dafa raaroon du wutoon lu yomb. mais est-ce que loolu est-ce que avancé la ci par rapport ak mensuration yi nga xamante ni moom la xar yi am parce que tey xar yi par rapport ak seen mensuration ak poids bi nga xamante poids bi ñu am reflété wul seen mensuration parce que tey da nga gis ay xar yoo xamante ni tey dañu gën a gàtt comme race tubaab yi comme ay torpeur comme ay texel ñoom dañuy gàtt mais dañuy am ay 140 130 kilos par rapport ak seen mensuration tey xalaat leen ñu suñu xar yi dañ leen seen mensuration yi war nañ ko yóbbu ci ay 200 à 250 kilos. est-ce que liggéey boobu yéen a ngi ci. liggéey boobu ñoo ngi ci mooy li ma la wax sànq ne la à l'époque amuñu woon xar yuy peser 100 kilos amuñu woon xar yuy peser 80 kilos mais tey jii am nañ xar yoo xam ne ñu ngi peser ay 120 kilos 130 kilos te am nañ gis nañ fii ay xar yoo xam ne kaw la ku leen pousse tuuti mën nañ yegg 170 150 kilos ba 170 kilos te loolu amutoon yaakaar naa ne nag fiñ jaar. ba liggéey xar buy génnee 120 ba 150 kilos yaakaar naa ne suñ ko bàyyiwul danañ yegg ci 170 kilos mais nag xar dafa bëri ay pàcc am na ñoo xam ne esthétique moo leen yëkkati mooy xar bu rafet am na ñoo xam ne xar bu rëy moo leen yëkkati am na ñoo xam ne xar bu gudd moo leen yëkkati dafa bëri ay matière tey jii man mun naa ne xar bu rafet moo ma yëkkati xar bu rëy yëkkatiwu ma kon xar bu rafet rek laay liggéey xar mun nga ci liggéey ay pàcc yi baree bëri na ay pàcc yoo xam ne mën nga ko ci jaar ci xar soo nee taar am na xar yoo xam ne taar rek la ñuy def soo nee poids am na xar yoo xam ne poids rek la ñuy def mais pour nga dajale poids dajale taar dajale hauteur dajale longueur mu daje ci benn xar loolu ci boppam ñu ngi ci liggéey boobu àggaguñ ci nag. mais tey dafa wax waxu esthétique mais est-ce que nekkul ni yéen association éleveurs du Sénégal yi da ngeen gën a accentué wu ci facteur esthétique bi que facteur poids bi. bon. xam nga moom laay bëgg a expliquer vision yi dafa uti ñun bokk au niveau de notre association chaque année opération tabaski dañ koy def te ci biir suñ maal yi ñuy produire ci la ñuy présenter leer na Kaolack yëpp ça fait 2 ans fi jàkkaarloo kër de Kaolack dañ fay présenter suñ sujet te sujet bi da nga koy yor dafay toll nu ko neex à moins de 2 ans un mâle moins de 2 ans qui peut te faire plus de 100 kilos ama kon déjà amélioration am na beneen côté bi esthétique bi nga wax moom laa la wax ci léegi côté satisfaction morale bi mais nag financière bi moom mooy problème parce que ministre bi sax expliqué na ko gis na booy ngaan bi ñuy wax nii il a 3 ans et demi c'est un mâle qui te fait un moyen pour man rek man maa di nga xam ne dañ ma ko abaloon li ma ci gagné rek boromam sax gagné wu te donc ci biir amélioration la rek te li ministre bi wax ñun ci la ñuy sukkandiku léegi tu fais entrer beaucoup de femelles au moins da nga améliorer te da nga assurer problème tabaski
parce que ku ci nekk doo jëlee 10 femelles nga dugal ko au moins tabaski parce que 6 mois 7 mois la te moom mooy ëpp race yi di jóge à l'extérieur. mais xam nga ñun bien vrai que question boobu noonu dugg na ci suñu élevage mais est-ce que suñu xar yi est-ce que laadum yi mën nañu régler problème boobu noonu parce que tey man dama gis ni laadum yi ñun correction bu ñu bëgg indi ci côté poids laadum yi du ñu def poids est-ce que ñun jotul que ñu jéggaani yeneen frontière pour uti ji xar yoo xamante ni dañuy def poids pour croiser ko ak suñu laadum yi pour régler problème poids ci suñu xar yi parce que même laadum yi à 1 an du ñu def poids. non man d'accord ma ci loolu de. non je dis que poids par rapport ak seen i mensuration. dama ne par rapport à la mensuration. man amoon naa benn brebis. mi ngi nàmp xam nga déjà duy nàmp elle a moins de 6 mois. ba yaay ji nekkee en chaleur. ba ko kuy bi fëlee omoplate bi dafa damm. ma rey ko pesé ko. mais elle faisait au moins 40 kilos. xam nga loolu c'est une exception xam nga quand on parle xam nga tey su ñuy wax ci ay domaine élevage dañuy wax majorité bi parce que tey soo waxee sànq da nga wax ba waxu tabaski parce que tey tabaski ku ko wax rek di nga laal facteur poids parce que ñun soo gisee ñu tax ñu am problème mu xaru tabaski mooy que tey marché bi li muy soxla ci ndawal bu fekkente ni par exemple dañu amoon tey benn xar bu lay jox 100 kilos à 5 mois tey benn boucher soxla 100 kilos benn xar lay jënd mais tey boucher bu soxla 100 kilos dafay dem uti ji 4 xar kon dañuy perte 4 xar au lieu de benn xar moo tax ma la que ni est-ce que tey jotul ñu corriger facteur poids bi par comme dëkk Europe yi ni ñu ko defee par rapport ak seen xar yi nga xamante ni moom la ñuy abaat. d'accord ci ni nga ko posé waatee. je suis entièrement d'accord problème poids bi foog ñu uti li ñuy wax la race lourde am na ci tulaabeer yi am na aussi ci race européenne bi mais nag ci tulaabeer yi ñun moo gën a accessible parce que problème acclimatation du ko am mais loolu xalaat la mais nag lu ñu ci doon gën a dimbale pour ñun ñi nga xam ne amuñu moyen suffisamment de moyens fokk ñu dem ci ay institutions financières comme par exemple ñoom FONGIP ak yooyu donc am na loo xam ne moom ci li nga wax effectivement dëgg la suñu race bi du régler poids bi entièrement mais il y a une race lourde tulaabeer bu ko mën a régler. ministre bi dafa wax ni dafa dig éleveurs yi que ni dina jënd 250 xar laadum est-ce que yéen éleveurs u Kaolack yi loolu daf leen concerné wala est-ce que yéen loolu gis ngeen ci seen bopp. ah ñun de su dee daal teg nañ ko ci yoon répartition bi seet def tournée seet parce que tamit lu ci nekk un mâle ça se choisit du rek Younous sama copain la am na mâle ma dem jënd mâle bi mâle dafay def preuve am du defee preuve am ñu jël ci preuve yooyu ñu sélectionner leen mais vulgariser ko mais suñ defee noonu dana jëmale élevage bi kanam mais tant que defuñ loolu moom copinage rek dugg ci biir rek tànn nii rek. non du ko améliorer. ni mu waxee si problème mu sélection wu Mali mais tey xalaatu leen ni problème mu sélection Mali pour que ñu mën a xam potentiel génétique gu Mali il faut que médecins vétérinaires yi ak ñi nga xamante ni laboratoire yi il faut que jot na que ni ñoom ñëpp ñu dugal seen loxo ci élevage parce que élevage est-ce que xalaat ngeen yéen éleveur kese mën ngeen ko yóbbu ci horizon yooyu noonu. waaw Cheikh na ñun ci côté Ramsi ñun plan kii bi amoon nañ benn formation bi ñu doon def ci côté xar yi parce que dañ ne léegi dañoo bëgg añoo wala añel boo xam ne su amee 6 mois rek dañoo wala 8 mois dañoo bëgg mu peser 30 kilos soo ko abattre ba lépp génn tànk yi bopp bi der bi ñu ne nan la ñuy def ba am loolu ñu dugal ñu ci benn formation boo xam ne waa PDMAS ñoo ñu ko doon defal suñu association suñu président moo ñu fa dugaloon muy Modou Gueye bon côté boobu ni ñu def mooy dañoo dem ut ay laadum pur sang yoo xam ne raxuñu dara Sénégal nag pour am mâle pur sang yaa am problème parce que nit ñi duñ la wax réalité yu nekk ci seen biiri xar pour nit ki am pur sang mu wér na ko ne lii pur sang la parce que amuñ ay machines yoo xam ne mun nañ détecter mâle bi pour wane ne mâle bi pur sang la yow da ngay yor sa xar
di ko croiser ak yeneen xar di ko croiser ak yeneen xar di ko croiser ak yeneen xar ba am foo àgg. yow rek yaa mën a wax ne xar bi lii laa ko liggéey parce que toujours souvent yaay nit ñi ñu ngi indi kii problème métissage la kii métis la kii nangam la kii nangam la c'est un problème. yaa ngi dégg ci côté xar yi réew mi fi ngeen daanele ci xaru réew mi pour éleveurs yi multiplier poids xaru réew mi loolu mënagul nekk man gëwuma ko li tax mënagul nekk mooy foog éleveurs yi état jàppale leen parce que ñun suñ xar yi ñuy yor mënuñ ci yor gétt yoree ko ni ñu neexee comme niñ nekkee mënul nekk. parce que budget la li ñuy xaar mooy comme ministre bi li mu waxoon ci problème mu jënd maal yi dugal ko ci biir càmm gi ñu améliorer race yi xar yi gën a rëy gën a kawe gën a gaaw a màgg loolu ñu ngi koy xaar ba léegi amagul te loolu daaw foire bi passé foire nationale bi passé nii mooy ñaareelu yoon boo xam ne ñu ngi koy waxtaanee ba léegi loolu wàccagut ci biir élevage bi ñu ngi koy xaar bokk na ci li nga xam ne tey jii war na jëmale élevage yu kanam réew mi ci kanam. yaa ngi dégg parce que race ndaama bi fi mu ne nii soo xoolee ba xool daanaka lu ci bëri disparaître na fi mu ne même soo jëndee ci daral bi xar sax da nga gis na xar bi nga doon jënd à l'époque ak xar bi tey bokkuñ parce que ñun léeg-léeg ñu am xar yoo xam ne dañuy rëccale jox ko sama benn xarit wala ñuy rëccale jox ko sama benn nit koo xam ne dana dem améliorer ci ay race yoo xam ne yooyu dana dem ba duggaat ci biir daral gi te loolu yëpp ndimbalu éleveurs yi rek la amul ñenn lu leen jàppale amul dara lu leen jàppale. mais tey Kaolack normalement am na direction régionale de l'élevage mais est-ce que yéen éleveurs yi yéen a ngi lëkkaloo ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci lépp loo xamante ni tey loo xamante ni daf mbirum amélioration de race la. bon foofu Cheikh naa li may daanelee mooy ñun léeg-léeg ñu am benn kuy boo xam ne ministère de l'élevage wala ci boîte yooyu nga wax élevage dem maison de l'élevage war nañu fexe ba di ñu dimbale ci lenn tey léeg-léeg ñu am benn kuy boo xam ne. ay doomam dañuy gaaw a màgg dañuy rafet dañuy taaru dañuy am poids mais xar boobu pour nga jox ko téeméeri xar ci weer wi wala téeméeri xar ci at mi problème la pourquoi pas mënuñ fexe ba insémination am comme ni mu amee ci nag yi am ci fas yi am ci yeneen ak yeneen mais pour xar yi pour ñu réussir ko ba léegi problème la parce que tey jii suñ fexe woon ba benn mâle ñu sélectionné ay xar lu toll téeméeri xar wala ñaar téeméeri xar ñu jël kuy bi mu tëb benn yoon ñu jël man boobu multiplier ko mën nañ ci inséminer ñaar téeméeri xar yooyu yëpp dana noppal kuy bi ci mu tëb ci ñaar téeméeri xar ci benn sayir boobu rek mën nañ ci inséminer ñaar téeméeri xar. waaw mais loolu nag moom laa leen ne la loolu ñun suñu élevage dafa war a dem ba toll foofu noonu côté amélioration dafa am xar bu ngeen ci taamu mais pourquoi aussi suñu yeneen races yi nga xamante ni comme ay pël-pël bi ay ñoom jalonke pourquoi yéen du ngeen ci jéem dara. bon Cheikh na foofu yomb na élevage bi dafa bëri ay pàcc man laadum moo ma neex kii bali moo ko neex tey ni ñuy defee laadum am na ñu koy defee bali am na ñu koy defee asawak am na ñoo xam ne laadum la ñuy jënd ci ñun dem jënd ay tubaabeer métissé ko di jaay boucher yi di jaay ñuy ngénte di jaay ñuy tudd am na ñoo xam ne dañuy dem jënd ay asawak fii ba Niger ba Tchad ba Burkina indi ko jënd suñu laadum yi di ko métissé di ci am ay xar yu gën a rëy suñ bos di am xar yu jigéen yu ëpp suñ xar yi te loolu yëpp mu ngi am ñun la laadum neex ñu nekk ci branche laadum kese mais ñun ni ñu loolu neexee ñooñu la yeneen càmm nekkee ci béy yi noonu la yeneen càmm nekkee ci nag yi noonu la yeneen càmm nekkee ci xar yi nga xam ne ñoo gën a suufee. waaw léegi dañuy ànd dem jël réaction wu éleveurs yi nga xamante ni ñoom ñoo exposé ci biir foire bi ñoom it ñu wax ñu seen xalaat ak seen gis-gis ci biir foire bi. foire bi liñ naan ça vient à son heure ndax dans la mesure que boo xoolee Kaolack c'est une zone économique boo xam ni càmm a ngi fi mbay a ngi fi leneen ak leneen a ngi fi mais nag ñun ci li ñu yëngatu moo ci càmm te foire bi itam aussi gis nañ ci suñu bopp dans la mesure que permettre nañu ñu exposer suñuy jur naam mënoon nañoo indi lu ëpp lii mais nag comme que foire la première foire bi la dañ ni rek nañ tànn ci suñ kuréel gi ñu nekk muy Agaro ñu jël ci ay nit ñu exposer seeni xar kon li ma doon wax ci foire bi ça vient à son heure dina permettre aussi ñi xamul ni Kaolack am na jur gu toll ni fii gis ko dina toll tam tax ñun tam en tant que éleveur naam daanañ dem ci yeneen foire yi muy Dakar muy Saint-Louis muy feneen ñooñu apprécier nañ suñu liggéey mais tam lii
beneen public bu bees la boo xam ni day ñëw yokk ci public boobu ñu daan visiter. 79 dafa ma fekk Thiès maa ngi dëkk camp tropical boobu la laadum di xaw doo ko commencé mag ñi di dem Touba Toul di dem feneen di boole xar yi ñu ngi may dégg di améliorer ci biir souche Touba Beer ba mu yàgg ñu indi yeneen race donc ñun ci li ñu wër ci sous région bi la ñu jël li gën a baax di ko boole ba am ay métis supérieur loolu mooy suñu élevage mérite la mais nag ñun mënuñu raw Mauritanie mënuñu raw Niger rawuñ Burkina rawuñ Mauritanie ci élevage mais nag suñu xarañ may nañu ñu jël ñoom li ñu gën a baax ci ñoom di ko liggéeyee ba am loo xam ne jaaxal na leen. foire bi vraiment lu intéressant la permettre na éleveurs yu bëri aussi ñu wone benn wala ñaar ci seen produit bon man indi naa fi benn comme booy ngaan noonu moo nekkoon vice champion Kaolack champion bi tam maa ko moomoon ñëwul Souleymane foire bi vraiment c'est très intéressant di ci profiter pour sant Ndiaga Ndiaye président chambre des métiers président association bi nga xam ne moom moo def tout pour ñu boole ñu ci jël alalam def ci aussi pour gars yi mën a def une bonne présentation. par rapport ak séchage bi comme lu ma wax tubaab yi dañ koy def bu ñu conserver embryon bi ci azote bi bu ñu ko génnee mun nañ def séchage mais ñun dañ koy am directement man bokk maa ngi koy joxe lu ëpp juróom-ñetti at ñu ngi may dégg bëri nañ à travers le Sénégal moo xam Thiès la Tivaouane la Touba la moo xam Kaffrine la moo xam Foundiougne la fu ne bon man c'est par rapport ak garab yi foofu laay dox communion bi dox diggante être yooyu ak ñun fa laay jël seen secret bu ñu ko trempé ci li ñuy naan bu doon téeméeri xar mu def seex yu jigéen selon niñ ko ñaanee suñ borom wala mu def benn bu jigéen wala mu def ñaari góor wala mu def benn bu góor donc waaw mooy tànn li mu bëgg te loolu ñoom miin nañ ko xam nañ ko dañ ma koy laaj toujours ma leen koy jox trahiragul nag du ñi ma yëg njëkk a sexe comme Thiès wala yeneen dëkk yëpp vraiment amul leen lu ci sëg maa ngi koy def suma gétt la ko nit ñi njëkk a gisee tamit ma sexe ay 19 mbote yu góor yëpp gars yi gis ko fi ne nii maa ngi sexe 16 femelles yoo xam ne gemellaire femelle la pour ñu def ay seex yu jigéen bu ñu juddoo tamit loolu incha allah dafay leer nañ loolu amul benn problème même Thiès boo fa jaaree gars yi bu ñu la nëbbul danañ la won lu mu mot na fukki gétt wala peut-être yooyu xëy na yoo xam ne jox naa leen sexage te trahirul waaw dinaa leen di jox luy tax nit di ñëw di xool te du mën a jël wala mu sàcc ko nga topp ko boo ko baalalul ba moom mu yegg foo xam ne xëy na yow sax du la neex. lu bu baax parce que lii dina tax éleveur u Kaolack yëpp wane seen produit yi li nga xamante ne moom la ñuy liggéey au niveau de Kaolack ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ñaan pour foire bi bu mu gëj di am waaw. foire bi wax dëgg yàlla comme c'est une première pour ñun man jàpp naa ne réussite la boo xamante ne dañu ñaan yàlla aussi tamit mu nekk loo xamante ne day continuer ay at di ñëw parce que gis nañ ne foire yi am yëpp stand nu mu mel nii. mel ko ak yeneen stand yi donc lii avantage la si ñun pour chaque au moins chaque 3 mois ñuy organiser foire au niveau de Kaolack. ñun ñu ngi exposé ay pigeons comme fi ñu nekk nii actuellement nii ay pitax lañ fi exposé am nañ fi race ñuy wax mondain am na race ñuy wax couchoir am na race ñuy wax gazi am na race ñuy wax chiti am na race ñuy wax bagade am na race ñuy wax boulan lillois am na race ñuy wax boulan pamarani am na fi pan indien. am na fi daal race yu bëri ak buté allemand. dama bëgg ñaax sénégalais yi nga xam ne Kaolack waa yi nekk fi yëpp parce que bu njëkk dañu doon dégg pigeon voyageur taxam ñoon pigeon voyageur bii nag réussite la ñu def suñu premier lancé def une lancée boo xamante ne ñu ko def à 5 kilomètres de Gossas. te di ñaax gars yi pour ñu gën a yëngatu si élevage yu colombiphilie di ñaax bépp éleveur boo xamante ne mu ngi dëkk Kaolack
ñu ñëw adhéré wu si suñu association bi pour gën ñoo jàppale ñu jëm si kanam. tey gis nañ ni tey yéen éleveurs yu Kaolack yi exposé ngeen ay xar bu ngeen doon natt seen bopp par rapport ak éleveurs yi ci Sénégal ak exposition yi ngeen ak foire yi ngeen dem yëpp fan ngeen di féetale seen bopp. waaw xam nga natt sa bopp moom foog nga présent phase nationale mais comme amul bët dafay atte demoon nañ Dakar récemment ci FIERA bi phase finale bi fekkee nañ ko bon Mali fa ñi yéeg podium quand même liñ fi yor jege na leen parce que sur le plan national rang bi gën a baax 4e lañ jël année yi ñuy bokk yëpp ci yeneen foire yi Dakar yi yëpp 4e la ñuy jël mais nag bëgg nañ foire du amaatee Dakar ñu présent yéeg podium bëgg nañ incha allah. Cheikh na côté boobu mu terminé danaa la ci indil lenn loo xam ne xëy na man maa ko gën a sopp ci côté boobu foire bii nii ay ndaanaan ñu ngi fi yoo xam ne ci histoire élevage du Sénégal ci lañ bokk Ablaye Niang doomu César mu ngi fi ci maal yi gën a def preuve yi gën a def résultat ci Sénégal ci élevage ci la bokk Etan mu ngi fi doomu Kosso la Kosso moom àdduna Sénégal ñëpp xam nañ Kosso mooy xar bu gën a rëy Sénégal ñëpp d'accord nañ te li may wax laaj ko fu ne yaa ngi dégg doomu Lamine Diop mu ngi fi Lamine doomu Maxtum la Maxtum ku bëgg xar bu rafet xar bu rëy xar bu jigéen bu rafet xam nga ne soo laalul ci Maxtum wala nga laal ci yeneen xar yi di nga ko am doomu Maxtum mu ngi fi sëtam mu ngi fi bon xar bi ngay gis fii Omar papam bokk na ci xar yi nga xam ne jongante nañ ci 2012 bokk na ak Alassane papam moo tuddoon Mourid xam naa ne war ngeen ko xam Mourid jongante na moom ak Alassane moom ak Boy Séeréer année boobu Boy Séeréer moo jël paie problème bi entre Mourid sax la woon ak Boy Séeréer yaa ngi dégg kon fii nii maanaam lu muy tuuti ay champion ñoo fi nekk ay champion yoo xam ne kenn ku ci nekk su amee 3 ans da nga xam ne kii champion la tey jii Boy Ngaan bi ñuy wax nii Boy Ngaan papam ci xar yu gën a def résultat ci wàllu doom ci la bokk Obama moo jur Boy Ngaan direct comprendre nga kon ñooñu ñëpp ci taarixu élevage yu Sénégal ci lañ bokk Fat Jara ak Lamine ñoo bokk benn baay yaa ngi dégg te ñooñu ñëpp sans Maxtum lañ te ñooñu seeni maam ñoo fi yor élevage yu Sénégal élevage Sénégal ku ci tuddul Maxtum tuddoo Màggal tuddoo Boy Séeréer tuddoo Lamine ak ñoom Pekos ak ñooñu ñëpp ba tey des ngaa tudd taarixu élevage yu laadum ci Sénégal. mais tey est-ce que xar yi fi ñuy yegg ñu ciy fay ay 50 millions est-ce que jaadu na. si soo demee ba gis élevage dem ba jël ay 10 hectares clôturer ko def ci ay ferme ay juróom fukki xar ne fa ay téeméeri xar ne fa lu jéggit ñaar téeméeri xar nekk fa jël juróom fukki nit ñu leen di toppatoo da nga gis ku jënd benn maal 30 millions ñu ne loolu dafa ëpp mais maal bi nit ki ko jënd 30 millions jënd 20 femelles wala fekk nga am 30 femelles maal bi dugg seen biir doom boo ci jaay nga jaayee ko 2 millions 30 femelles yi suñu la juralee 30 mbote bul ci boole sax seex 30 mbote 2 millions ñaata la 60 millions la te loolu liggéey gënu ko lew te liggéey gënu ko barke maanaam élevage amul benn ak commerce amul lenn lu ko gën a barke ci àdduna te mu ngi am. mën nga tàggatoo. bon Cheikh naa ñu ngi lay gërëm di gërëm encore une fois waa chambre de commerce ak waa chambre de métier di gërëm Ndiaga Ndiaye mi nga xam ne tey jii prox ndollu gi sa amee yàlla ak moom la ñu ngi gërëm Serigne Mboup ñu ngi gërëm président chambre de métier ñu ngi gërëm président Garo ñu ngi gërëm président Rams ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ba lii am yaa ngi dégg ñooñu amuñ seen pay te di leen wax ne lii nii def ñu bett parce que xar yi fi dajaloo nii problème la pour ñu sélectionner xar yi nii parce que Kaolack li fi nekk actuellement ci xar dañuy wax Kaolack dafa nekk en rupture ci élevage dafa nekk en rupture mais non nit ñi ñoo génnewul seen xar yi li fi nekk ci xar ci 100 yoo xam ne dañ ko dem jëndi Dakar wala ñu jëndi ko Louga wala ñu jëndi ko Saint-Louis bari na mais problème la pour foire yu mel nii am
pour ñu mun a génne xar yi nga xam ne méngoo nañ ak lii mais xam nga tey ji foire yi doon am tey yi ngeen couvrir comme waa DTV ni ngeen ñëwee nii tey couvrir ñu dimbalee ñu nii tey si nekkoon ñëpp dañ ko doon def mais élevage Sénégal gën na tasaaroo yaa ngi dégg gën na dem ci kanam mais dafa jafe pour nit ñi di def plateau yi mel nii ñi xamutoon ne xar yegg si na fii ñu xam ne xar romb na fii tey jii ku leen di seetaan dana xam ne xar jar na ko wala jaru ko parce que xar yi ñu génn fii yëpp amu ci benn boo xam ne ni tey lu mu dee borom suñu la fayoon 10 millions doo ko nangoo jaay te xar su demee bañ ne maal bi bañ na 10 millions mais publication ci la bokk télé yi ci lañ bokk rajo yi ci lañ bokk mais nit ki rek mënut a tëb yor xaram di ko teg marché par marché ne xar bi lii la jar wala xar bi lii la jar podium yi plateau yi ñoo gën a valoriser xar tey su demee ba yegg fii mu yegg nii am dayo bi mais télé yi la ak presse bi te yéen ni ngeen di def nii dañuy inspiré di ñu may ñu liggéey kon côté boobu ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi leen ji sant ci côté boobu. waaw man yéen laay njëkk a remercier ci côté bi mu wax parce que visibilité moom moo yor suñ élevage bi parce que li ñu yor moom la ñëpp bëgg ñu ngi ci doon discuter léegi ma ne ko waa ji ne ma am nañu bëggul xar ma ne même ñu dul jullit sax bëgg nañ xar da ngay wax ay xaram parce que xar moom yàllaa ko teral valeur yi nit la yor naam dañ ciy sonn mais tamit moom mooy côté bi ma la wax rek y a un côté moral mais y a surtout un côté financier bi moom la développé donc ñu ngi remercier Ndiaga di remercier la chambre di remercier vraiment tout le staff qui a permis vraiment que ñu présent fii parce que ce n'était pas évident suñ président vraiment il a tout fait Ndiaga Ndiaye il a tout fait pour décrocher ça au nom vraiment de la chambre des métiers vraiment amuñ lu dul di ko remercier waaw di ko encourager pour que mu gën a encore ñu gën ko élargir. fii la seen émission njur ak ñanaaw di yéen ak yéen xanaa rek di remercier éleveurs u Kaolack yëpp ci dalal bi nga xamante ni moom la ñu dalal ndaxte mettre nañu dans de très bonnes conditions di remercier bu baax di remercier Ndiaga Ndiaye aussi moom bi nga xamante ni moom moo facilité lii moom moo yombal lépp di leen jox daje nag beneen yoon seen émission njur ak ñanaaw. tey xar bi ñuy waxtaanee ak yéen ci seen élevage d'ailleurs ñu ngi koy wax Île-de-France Île-de-France xar la boo xamante ni nag ñu ngi koy yar ngir rendement am en viande muy maanaam xar boo xamante ni ndawal moom moo tax ñu koy yar Île-de-France nag ñu ngi ko créé en 1840 éleveurs Paris yi ñoom ñoo ko créé ànd ci ak inspecteur général des écoles vétérinaires et des bergers de l'État ñu koy wax Charles Auguste Hivard pour am xar bi ñuy wax Île-de-France nag ñoom ñu ngi boole benn kuy bu ñuy wax Dishley jëlee ko Angleterre ak benn xar bu ñuy wax Mérinos de Rambouillet Île-de-France nag xar la boo xam ni
kuy yi dinañu atteindre ba 110 kilos jàpp 150 kilos yu jigéen yi dinañ am entre 70 à 90 kilos xar yu jigéen yi nag ñoom mën nañoo produire ñetti yoon ci ñaari at 2 ans mën nañ añeele jusqu'à 3 fois te ñoom mbote yi ñu jur dañu gis ni mbote yi dañuy gaaw a développer dañuy gaaw a am carcasse ndaxte mbote yi ñoom suñu amee fanweeri fan rek maanaam bu ñu amee 30 jours danañ peser ba 15 kilos te seetlu nañ ñu aussi seen mbote yi bu ñu demee ba am 70 jours dañ dem ba peser jusqu'à 28 kilos te xar la yoo xamante ni suñu nekkee ay mbote dinañu màgg par jour jusqu'à 350 grammes maanaam xar yi chaque jour dinañ développer ba 350 grammes mu nekk aussi ay xar la yoo xamante ni yu mën a adapté wu ci climat yëpp la ndaxte xar yi seetlu nañ leen ni nekk ñu ngi ci 5 continents yi ci àdduna bi yëpp boo demee Afrique di nga leen fa fekk Europe Amérique fépp foo dem ci àdduna di nga leen fa fekk xar la yoo xamante ni mën nañ adapté wu ci climat yëpp xar bi nag soo gisee lu tax tubaab yi développé ko ñoom dañu définir seen élevage dafa am ay xar yoo xam ne dañ leen di yar spécialement pour ndawal ñii ñu leen di yar spécialement pour leen ñii ñu leen di yar spécialement pour meew te ñun suñu élevage dafa war a dem ba toll foofu noonu ñu xool suñu xar yi nga xamante ni moom la ñu amee yan xar lañ leen war a mën a booleel ba nga xamante ni tey dañ am rendement en carcasse maanaam dañ am rendement ci côté ndawal li loolu aussi dafay permettre suñu élevage ba nga xamante ni ñun doot ñu reyati ay xar yu jigéen parce que boo seetloo Sénégal dibiteurs yi restaurant yeeg yooyu noonu yëpp ay xar yu jigéen yi nga xamante ni moom la ñuy wax ay jaasir ñoom la ñuy rey tey suñu demoon ba développer ay races yoo xamante ni ay races bouchères lañ amaana loolu dina wàññi xar yu jigéen yi nga xamante ni ñoom la ñuy rey suñu dibiteurs yi ak suñu lii nag moom lañ leen indiloon si suñu rubrique élevage d'ailleurs leen jox ndaje benn yoon si suñu émission Njur ak Njanaaw